ñu nuyu sunu gan Momath Ba salaamaaleykum. waaleykum asalaam wa rahmatulah. jàmm ngeenam yaa jiite APROSI di bànqaas bi nguur gi dénk mu toppatoo fépp ci réew mi lépp lu jëm ci sampum usine ak ñoom seen di agence de promotion des sites industriels. dafa fekk ni ñu ngi koy wax sax subaak léegi ne tey ca Diamniadio dañ fay daloo njiitu réew mi di ko jiite sax li ñuy wax plateforme industrielle internationale de Diamniadio di bërëb ba nga xam ne ca Diamniadio di dëkk bu bees bañ fay sanc fa ñu jagleel lu jëm ci sampum usine foofa mën nga nu wax maag Georges ci Diop sax nañ ci laaj ci fànn yu bëri njëkk xalaat bi lu ko tax a jóg dëgg ak luñ ci séntu. jërëjëf maa ngi nuyu auditeurs yëpp di wax ne si sa question bi président Macky Sall dafa ñëw ak programme boo xam ne moom mooy suqali réew mi suqali économie boobu nag industrie daf ci am vraiment solo ñu tënk lépp ci benn document boo xam ne moom mooy document de travail muy plan Sénégal émergent nag ci biir soo ko gisee dafa jox industrie benn yoon boo xam ne war na ko tëral ci lu gaaw fi rek 2035 yoon boobu nag mu am ay plateforme industrielle yi xalaat bi lan la moom mooy ñu fexe ba nga xam ne dinañ gën a yokk production intérieure bu réew mi gën a yokk également investissement yi nga xam ne waa réew mi war nañ ko def waaye itam bitim réew war nañ ñëw def ko fii war a yokk aussi xëy yi surtout xëyu ndaw yi et également ñu wàññi li nga xam ne dañ koy jiggaani loolu moo doonoon xalaat bi ñu ne nañ def plateforme industrielle. donc du fekk ni Sénégal dafa xaw a des ginnaaw tuuti ci wàllu woowu ndax borom xam-xam yi bu ñu ko xaymaa nee ñu bu réew mi waroon am téeméeri usine fukk ak ñeent képp a fi am ak bi Sénégal doon Sénégal ba léegi lu tax nu yéexee noonu ci wàllu industrie. c'est vrai que Sénégal moom moo nekkoon dans les années 60 leader Afrique de l'Ouest ci industrie. dem na presque ba année 80 mu am benn rupture bu mag usines yi génn dem wante am na tissu industriel bu fi nekkoon bu basé wu quand même ci mines yi am na usines yu mag yoo xam ne extraction minière lañ doon doxee muy cimenterie muy industrie chimique et cetera manufacture yi nga xam ne ñoo téye woon industrie bi doon manufacture textile ak yenn agroalimentaire am sooxe Sotiba Sonacos yooyu am sooxe moo tax itam président Macky Sall bi mu ñëwee gis sooxe boobu mu génnee beneen politique beneen vision boo xam ne moom mooy que ne ñun li nga xam ne dañ koy jéggaani nañ ko jéem a defar li nga xam ne nit ñi aussi bitim réew mën nañ ko ñu ngi ko bëgg a def ci yeneen réew parce que dafa fekk moom laa bëggoon wax ne jamono ji pays développés yi seen salaire yi dafa cher ba nga xam ne dañuy jéem a jógee fi nga xam ne ñoom foofu lañ nekkoon di dem ci yeneen réew Afrique moo nekk léegi li ñuy wax usine du monde bu yàgg Chine moo ko doonoon mais ñoom ñëpp li leen dab moom mooy lenn seen niveau de vie dafa élevé ba nga xam ne industrie bi dañ koy abandonné di dem ci yeneen réew ñun nag ñu war a préparer wu loolu pour mën ci capter mën a yokk suñ industrie vision boobu le chef de l'État am moom le plan Sénégal émergent am moo tax ñuy préparer loolu pour préparer ko nag ay plateforme la ñuy tabaxal di ko tabaxal ci biir réew mi. ay plateforme yooyu yu bees a fay nekk nga wax ne xëy na bëgg ngeen ci ay investissement yi nga xam ne ñoom ñooy jóge biti réew waaye fekk na ni am na yu bëri yi nga xamante ne lim nga ko sànq sooxe na yenn yi sax tëj nañ est-ce que ci wàllu woowu dugal ngeen ci lii di jéem a def lépp ba yooyu nga xamante ne ñu ngi sooxe wala yi doon tëj ngeen dooleel leen ngir ñu jógaat. yi nga xam ne moom ndax li ngay jëlee bitim réew itam xam naa loolu day xaw a jafe waaye gën a suqali yi fi newoon moo gën a gaaw. déet mais du la rek ngay suqali am na lu ñu xam ne war nañ ko mën a suqali nañ ko ICS ay 5000 emplois ak 10 000 emplois indirects ak vraiment moo doonoon leader de l'exportation suqali nañ ko mu taxaw NSTS tissu yi nga xam ne ñu ko doon produire mu doon loo xam ne dañ koy soxla moom la ñuy sol loolu itam ñu dugaloon nañ ci sa loxo pour soxali ko am na nag loo xam ne moom moo ci sooxe. waaye ba léegi NSTS boobu ba léegi jógagut. outil de production bi moom la ñu war a modifier parce que maintenant léegi dafa am révolution léegi pour produire
1 mètre de tissu li nga xam ne moom ngay consommer ci courant ak yooyu dafay tuuti da nga xam ne ñun suñ outil de production muy NSTS muy Demextica ou bien voilà yéen ñi nga xam ne ñoo fi newoon dañ ko war a moderniser loolu état bi xam na ko bu baax a baax moo tax itam ñu ngi dem ci modernisation boobu moom mooy dab itam ay industries yi nga xam ne moom mooy par exemple Sunoyor wala yooyu il faut que ñu jaar ci modernisation bi mais modernisation bi rek doyul ci industries yooyu dinañ ko def quand même parce que c'est des industries alimentaires yoo xam ne c'est des industries fortes wante li nga xam ne moom la ñu war a def moom mooy ubbi yeneen bunt ñu ngi jëgaani ay yére mun nañ ko defar fii totalement jarul jëgaani ay yére li ngeen di sol yi bëri dañ koy jëgaani ñu ngi jëgaane vraiment loo xam ne matériaux yi nga xam ne ñoom ñooy nekk ci construction loolu dañ ko bëgg a defar fii ñu ngi jëgaane loo xam ne ay dàll la Ngaye Mékhé gis ngeen ko et tout ça loolu yëpp lañ bëgg a def moo tax ñu def ay light manufacturing nag da nga koy defal zone boo xam ne usines yu woyof yu neex a sanc te mais defu leen ko fu ci mel ni Ngaye Mékhé yéen a ngi bàyyi gars yi ñu toog seen i mbaar ba léegi sampalu leen ay jumtukaay yoo xam ne defarinu dàll bi dana gën a yemb projet bi mu ngi en courant bu baax a baax Ngaye Mékhé projet bu mag a nga fa li nga xam ne moom laa bëgg a tënk rek ci loolu moom mooy que nguur gi dafa jël xaalis def ci président dafa jël xaalis 25 milliards teg ne nañ defar déjà ay bâtiment industriel indi ndox indi courant simplifier lépp ba nga xam ne usines yi dañuy ñëw rek branché wu loolu def nañ ko biñ ko defee léegi jur na loo xam ne mu ngi feeñ na biñ commencé di exploiter ren la am nañ 1053 personnes yoo xam ne ñu ngi nekk par exemple ay Diamniadio te xaajagul jeex parce que moitié usines ya fa nekk ñoom ñoo démarré yeneen suñ démarré dañ dem ba 5000 te aussi exemple bi may joxe rek Diamniadio bi nga xam ne vision la une autre vision moom mooy que ne déjà sur 53 hectares yi nga xam ne état bi def na nañ ko defar 53 hectares yooyu defar nañ ci 13 hectares yooyu moom mooy def 5000 emplois ñu ngi bëgg a def 23000 emplois may lay wax ne la soo gisoon tissu industriel bu yàgg boobu 23000 emplois quasiment mastodonte yi soo leen dajalee yëpp defuñ ko donc ñu ngi ci voie wu création emploi ak light manufacturing ñu ngi ci voie wu capter ay ni ñuy wax ay investissement étranger investissement yi état bi def 25 milliards tey am nañ capté nañ presque plus de 25 milliards capté nañ 30 milliards yooyu Sénégal am na ci 1 milliard et demi mais am li ci des yëpp ñu ngi ko capté à l'étranger. ci wàllu woowu nga ne yéen a ngi def la pour capter investissement étranger Diamniadio googu lan mooy place sug ñi nga xamante ne ñoo di privé local bi ndax sànq wax nga ci yére te ci wàllu woowu waa si na fay gën a feeñ sax donte sax xëy na am na ñu fay amee liggéey waaye ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi yëngu ca wàll wa boo moyut dañ leen indil gàllankoor dëkk ci réew mi. su doonoon loolu itam dama lay wax rek nga dem visiter. d'abord fi mu amee am na kuy def Chine mu ngi fay def. ay yëre yoo xam ne exportation lay dem mais am na aussi entreprise sénégalaise bu fay def haute couture loo xam ne lu bëri daf koy exporter lenn li mu ne fii loolu soo demee di nga ko gis entreprise chinoise bi ba léegi am na plus de 300 personnes ay xale yu ndaw la sénégalais rek lañ ay sénégalaises 300 personnes ay xale yu ndaw yoo xam ne ñu ngi seen premier emploi ñu ngi foofu donc dañ ko gis ci télévision bi dañ ko dem seeti ko maa ngi leen di invité ngeen dem xool ko d'abord ñooñu déjà impact la même su fekkee ne chinois moo def investissement mais 300 xale yu ndaw ñoom lañ commencé weer bu ne dinañ jël 100 ñu bu jëmi 5000 ci 2 ans donc loolu lu leer la mais sénégalais bi ci boppam itam mu ngi produire sénégalais nga fa te am na yeneen usines yoo xam ne Sénégal moo ko bokk ak ñeneen ñi nga xam ñu ngi fay def carte bancaire boobu benn sénégalais nga ca beneen ivoirien mu nga ca ñu ngi am beneen usine boo xam ne ay vélo lay defar ak ay panneaux solaires am malien moo fa nekk. waa Futur Média ña ngi fay itam. Futur Média mu ngi ñu ngi à Diamniadio donc li ñu mën a wax rek moom mooy que ne le secteur privé national moom la ñuy gën a mën a invité sax d'ailleurs parce que développement moom vraiment bay ci sa weewu tànk nañu la koy waxee donc ñoom la ñuy gën a invité pour ñu ñëw te yombal nañ yëf yi foofu mën nga louer ay bâtiment ñëw dugg ñu jox la courant wàññil la ko aar la jox la condition yoo xam ne conditions yu favorable la donc loolu secteur privé
national dañ leen ci woo ma leen ci woowaat mais ñoom ñu baax a baax gis nañ ne lii am na njëriñ te ñu ngi ciy liggéey bokk nañ ci comité paritaire bi nga xam ne moom mooy saytu di xool li am ci parc industriel Diamniadio. mais li Georges laajoon sànq sax xëy na tontu woo ci carrément mooy lu tax rek lépp ñu bëgg ko yemale Ndakaaru te yeneen diwaan itam soxla sancum usine ne nga am na ngeen ci nas waaye dañoo seetlu ni yeneen diwaan yi moom ak bedd da cee mel ni bu weesoo dëkk yi nga xam ni daa am lu ñuy gas ca suuf sa lu ci mel ni ay phosphate ki or ki ñoom seen baa fer bu weesoo loolu doo gis ñu jékki-jékki rek samp usine ne dañuy defar nangam boo demee Kaolack Sotex ka daanaka am nay jafe-jafe bu tëjut sax ba noppi loola itam est-ce que da ngeen koy beddi jël lépp def ko Ndakaaru ak Diamniadio képp. soo liiree plan Sénégal émergent dañuy wax dañ def ñetti plateforme yi am na boo xam ne Dakar la commencé mais Dakar itam soo ko gisee dafa am processus bi mooy ñu bëri dañ concentré woon ci biir Dakar au nord de Dakar vers Solida ak yooyu mu fees dell il fallait que ñu ubbil leen foo xam ne ñoom itam dinañ mën a am continuité foo xam ne aussi dafay am connectivité position stratégique moo tax position bi ñu jël fii am chemin de fer à côté am aéroport à côté am autoroute à péage à côté am le port à côté loolu dafay am importance pour que investisseurs yi nga xam ne à côté du port de Dakar la ñu nekk ñu mën a am foo xam ne mën nañ fa évoluer loolu moom mooy première yëf mais am na parc industriel du nord ñu ngi ko bëgg a def vers Saint-Louis études yaa ngi en cours am na boo xam ne c'est au sud am na même beneen quatrième bu ñu def au centre vers Touba wala yooyu donc décentralisation wu processus boobu ñu ngi ci commencé nañ ko aussi de façon directe parce que xamoon ngeen ne bi Solida moom amoon na Sodisi am Sodisa et cetera yoo xam ne c'était des domaines industriels yooyu dañuy sooxe ñu ngi ci nekk di ci liggéey ñu ngi liggéey ak chambre de commerce de Saint-Louis ñu ngi liggéey ak chambre de commerce de Kaolack ñu ngi defar ay hôtel industriel am na Sédhiou am na Louga am na Sédhiou am na Linguère am na Matam am na Touba am na Gossas am na Fatick ñu ngi ci am na fu bëri ñu ngi fay tabax loo xam ne moom mooy. lii de xanaa yëgun ko woon noonu. mooy tax itam ñu ngi koy nekk di ko wax mais loolu am na. hôtel industriel moom lu am solo la parce que yu ndaw la mais day doon lu ñuy wax germe industrie kon nag loolu def nañ ko ma waxal leen ko fii loolu mu ngi am ci fi ma lim noonu am na yoo xam ne pour soo jëlee bu Linguère fees na del ñu ngi fay def lépp ñu ngi fay def mburu ñu ngi fay defar ay affaire jus ñu ngi fay defar lu bëree bëri Sédhiou aussi président moo waxoon ñu def ko def nañ ko ñu ngi nekk di développer donc politique industrielle à travers tout le pays ak ay parcs industriels yoo xam ne ay zone économique spéciale la yoo xam ne ñu ngi ko war a def dans tout le pays. ñu seetlu ne Diamniadio ya fay xel di gën di yëngu moom mooy yi nga xam ne du ñuy polluer bëriwul lan mooy place wala boog loo leen fas yéene def ci industrie yu gën a yememaay yi ci yenn diwaanu réew mi nga xamante ne xëy na fu ne war nañ koo jéem a méngaleeg li nga xamante ne moom lay produire comme buñ demee ba ay Sine Saalum ak lu ni mel gerte gaa nga fa nga dem ay côté Mbour ak yeneen ya jën yaa nga fa ak yeneen ak yeneen. dañ def loo nga dëgg dañ def benn étude def ko ci ministère de industrie bi nga xam ne Moustapha Diop moo ko jiite dañ def étude xool li nga xam ne moom mooy avantage comparatif mooy li nga xam ne gàncax bi am ci gox yu ne ñu ne nañ samp foofu usines yoo xam ne ñoom ñooy traité gox yi soo jëlee par exemple Colonna ay patate moo fa am dañuy jël patate bi di ko yóbbu di ko exporter ak yooyu dinañ fa def zone boo xam ne dina utiliser patate boobu di ko traiter di ko valoriser soo demee Casamance xam nga fruits yi ñu ngi fay yàqu yooyu moo tax ñu def fa zone boo xam ne ay fruits lay def c'est la même chose que Kaolack voilà donc industrie bi def nañ étude boo xam ne ñu ngi essaimer partout donc des domaines industriels yoo xam ne dañuy adapté pour mettre en valeur li nga xam ne moom mooy gàncax yi. mais lu tax loolu gaawu leen ci ndax bu ñu nemee ko Diamniadio ni mu gaawee est-ce que c'est pas parce que da ngeen bëgg rek ñu gën koo gis. ndax politique maanaam politiquement waaw. non du politique parce que dama lay jox ay chiffres léegi ñu ngi produire Diamniadio donc vraiment tuyauterie PVC yi nga xam ne yëpp mooy def PUDC ñu ngi koy produire kooku c'est pas du politique c'est du réel c'est de l'économie la. PUDC 250 forages yi ñuy def Diamniadio la ñuy produire tuyaux yi defar ko foofu Diamniadio mu ngi employé wax naa la 1053 emplois donc loolu du politique maintenant lu tax gaawuñ ci ngay wax mais gaaw nañ ci Diamniadio def ko rapidement parce que dañu war a capter te tey Sénégal
am na quand même loo xam ne. est-ce que liñ def Diamniadio bëriwul bâtiment ministère ay dëkkuwaay ay usine loolu yëpp dëxañ ko ci benn bërëb loolu itam. moo am Maroc. moo am Tunisie. moo amoon France ci yenn quartier yi moo am loolu soo bugg a def économie da ngay defar ay zone yoo xam ne nit ñi dinañ fa mën a def créer ay valeur parce que liggéey mooy indi koom-koom pour soo toogee sa fenn rek boo toog fa xat fa loolu da ngay dem ba nga xam ne mooy rey yenn ville yi nga xam ne ville yoo xam ne duñ moderniser wu toog ba nga xam ne nekk en autarcie il faut ngay ubbeeku il faut que ngay développer wu il faut que ngay créer loo xam ne dina indi liggéey indi investissement moo tax Diamniadio la fa nekk dañu yóbbu ministère des finances su fa njëkkoon a dem sax d'ailleurs ñëpp nga di topp mais dañ fay yóbbu ay ministère pour que ministère yooyu bokk ci li nga xam ne moom mooy germe de ville c'est normal soo bugg a def dara il faut nga def germe moo tax ministère germe de ville la ñu yóbbu industrie c'est-à-dire fonction production mu doon aussi participer dans les germes de ville donc Babacar li nga xam ne moom lañ bëgg a def Diamniadio moom mooy loo xam ne dina tax ba Dakar noyyi dina tax ba nga xam ne soo bëgg a ñëw. waaye dafa am coût dafa am ay intrants xam nga buñ jëlee misaalu autoroute à péage bi. li muy coûter nit ñi seeraay bi lépp bëgg a doon Diamniadio est-ce que loolu itam baax na ci koom-koom beeg poosu nit ñi. yaa ngi fàttaliku bi ñuy jaar booru cité Lobat Fall ay at. yaa ngay fàttali ko noonu meloon doo jàll li nga daan perte ci xaalis Sénégal ay milliards la daan perte par jour parce que nit ñi dinañ toog di dem ci embouteillage boo xam ne doo liggéey. diggante cité Lobat Fall ak Cambérène. dama joxe exemple rek mais jëlal route de Rufisque kenn du doon jàll même pour dem pompier doo doon jàll moo tax pompier ñu génnee ko c'est normal loolu vision boobu le président am vision boobu la ñuy exécuter te ma wax la ci denn man mi ne foofu parc industriel am na ay entreprise du ma leen cité fii. ñu ñëw ne ma jox ñu hangar yëpp ñu jël ko pour lan parce que suñ oto yi dañuy dugg biir Dakar di fa tardé duñ mën a livrer nañ ñëw ñu def fii production yi ñu mën a kii donc ville Carrefour génn loolu am solo la am na ñu ñëw ne ñu jox ñu lépp léegi lañ fa nekk léegi tey suñu bëggoon mu doon loo xam ne ñi nga xam ne dañuy jaay soit boisson wala ñuy jaay sucre wala dama lay jox ay exemple yu leer wala mu doon sax ay moulin wala yooyu suñ ko mënoon dañuy am foofu. xanaa terre bi dina gën a yombal yi fi kon bu sottee. mais terre bi dafa compléter lépp parce que soo gisee terre bi mu ngi nekk dans le domaine industriel dugg dans ñëw foofu travailleurs yi nga xam ne terre bi mën na leen. am na fa gaar. am na gaar bi ak industrie bi ñëw sës. donc loolu c'est une chose importante ba pare terre bi war a dem aéroport développer transport wàññi li nga xam ne moom mooy accident yi wàññi également li nga xam ne moom mooy perte temps bi donc li may wax germe de ville rek dafaa yeb ay composante yu bëri moom lañ xool teg ko foofu teg ko Diamniadio soo gisee marché d'intérêt national bi li ma doon joxe ci exemple ci oto yi nga xam ne dañ bëgg a ñëw dugg jël ci seen marchandise gis nga li xew oto yi léegi ñu ngi leen di bloquer presque parce que ñu ngi bëgg a def port sec loolu mooy vision loolu moom la ñuy def moo tax Diamniadio ñu ngi koy développer parce que quand même Carrefour la mën mais est-ce que seen doole yëpp concentré wu leen ko Diamniadio ndax buñ fàttalikoo ci ab conseil des ministres njiitu réew mi Macky Sall nee na nañu gaaw ci li nga xamante ne moo di yeneen zone économique spécialisée yi jox leen contenu. ñun zone économique spéciale ñu ngi def Sandiara yéen a koy gis Sandiara mu ngi dem bu baax a baax war naa la ñu ngi def itam zone économique spéciale nord ñu ngi def aussi ay agropole études yooyu yëpp ki def nañ ko te loolu c'est au sud en Casamance moom dañ fay def benn agropole bu mag a mag boo xam ne dina valoriser vraiment les fruits et autres ñu ngi def itam à Saint-Louis agropole adossé ak parc industriel pour valoriser ceeb bi tomate bi les produits halieutiques loolu ñu ngi ci. et yéen kay lu ñu wax rek ngeen yéen a ngi ci ndax deuxième mandat. ñu fàttali sax da ngay politique ca Nioro. yéen a ngi tàmbalee ngemb seen mbër. seen taxawaay mooy ni yéen daal deuxième mandat bi day yomb ndax da ngeen a mel ni ñu xeeb ña ngeen di jàkkaar loolu jàppee leen ay mbër yooyu. mooy sunu minute politique bi 10 secondes. ayca bon li ma mën a wax moom mooy que ne affaire politique bi. c'est normal quoi parce que li ñu def bugg nañ am deuxième mandat te ñu ngi koy ñaan population bi ñu xool li ngay wax ne par exemple maa ngi cité réalisation
Puma réalisation PUDC yeneen réalisation yi fi nekk yoo xam ne yooyu bëgg nañ continuer seetal Dakar rek déjà soo xoolee Dakar yaa ngi xool comment dirais-je VDN prolongé bi. yéen a ngi yokk koom-koom te dëkk bi amul xaalis ministre économie wax na ne dañoo état bi daa sëngeem fi ñu toll nii. léegi day duñ def nañ na am la ngeen foogoon de jël xaalis sànni non dañuy construire di tabax. jërëjëf Mohamed Ba jiital APROSI agence de promotion des sites industriels ñu fàttali ni tey ci ngoon da ngeen di daloo plateforme industrielle internationale bu Diamniadio njiitu la mi di ko teewee incha allah. maa ngi invité ñëpp foofu. maa ngi invité ñëpp. jërëjëf Georges Dethié Diop